rafetlu bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen kon ci xibaaru ngoon gi li ciy gën a fës xeex ak Touba xeexal Touba mel ni jeexagul gannaaw faluk député yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di coalition Benno Bokk Yaakaar ni woon dañuy dugalub recours ngir ñu neenal wot ba foofu waaye ndees garab ak ànd suqali Sénégal topp nañu ci yooyee tànk ñoom it ñu annulé élection yu ni mel diggante Mbàkke ak Touba la ñuy sàkku ñu ni juróom-ñeent fukki junni électeur gàtt wote wuñu keroog dimanche jooje gannaaw jaloore yi ñu jàpp ni kon def nañu ko ci élection yi ñu génn pur la mu gis moo di moom la ñu war a jàpp ni mooy première opposition fii ci Sénégal ab jano la ñu xëy ak waaye taskatu xibaar yi jàpp ni seen campagne ndam la ñu ca jëlee parti de l'unité du rassemblement waxit nu ñu fas yéene taxawee ci assemblée nationale waxi recours moom jamono ji kon waxuñu ko Khalifa Sall mi nga xamante ni waxtu kon ma nga féetee ci kaso bi assemblée nationale bi ñu fas yéene samp ndax dana ca mën a bokkam déet ci lu wér mën nañu ko installé ki nga xamante ni moom moo di maître Amadou Ali Kane avocat moom moo gis lu ni mel ni ba waxtu wi la ñu koy toppee yoon dëggalu ko kon présomption d'innocence boobu dafay may ñu installé ko assemblée nationale yooyee kaddu Moustapha Diakhaté daal di cay topp leneen ci wàllu ko xibaar professeur Iba Der Thiam mi nga xamante ni daal dinay delloo kon carburant ba mu yoroon waaye it lu soxal kon salaire am bu mujj ca pencum ndaw réew mi ndax jàpp na ni 12e législature kon jeex na boobee doxalin Moustapha Diakhaté jàpp na ni kon jaru ko fi woon kàddu yum ci yëkkati moom it di ngeen ko dégg danañu suuxit jëm biir Wakam ak ñàkku kaaraange goo xamante ni ña nga ko fay dund ca cité El Hadj Malick Sy foofee ca Wakam ay cambriolage juróom benn weer yi ñu weesu moom mel na ni saay-saay kon dañu leen a yëpp foofee nag ñu ca bari kon di yuuxu wàllu waaye it na nga xamante ni noonee la ñu def ba dal ci seen kaw des na ci dikk ci kanam tuuti ak reportage ay setu pay ponk yaa nga kon mbokk yi studio ñu yaatal ko. lu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias ndes garab ak ànd suqali Sénégal la ñu bëgg moo di ñu neenal kon élection ye woon fële ca Touba ak Mbacké la ñu fa daal di wote nañu ko annulé nee nañ danañu saisir conseil constitutionnel am ci yaakaar ndax nee nañ ca gox boobee mënuñoo jàppee yëf ya élection lépp ñaari téeméeri bureau de vote ak 90 000 électeurs yu teg wote wu ñu bis boobee kon loolee fokk ñu daal di koy tegee fële am yeneen i wot des na dikk léegi ci seen jano boobee ak waaye taskatu xibaar yi beneen jano pur amal ko xam le ni moom mooy léegi première opposition kon ci Sénégal waxi recours ñoom waxuñu ko point de presse it la ñu xëyee dinañ leen ko nittali la fa tukkee ca kanam mouvement jàppal ma jàpp ñoom daal di taxaw xam le ni ndem amuñu sax député ci élection yi nga xamante ni moom la ñu génn danañu taxaw doxal dëgg kon seen liggéey ndax loolee ngëm-ngëm la Seydina Issa Lay Ban moom moo ca doon yëkki ay kaddu li waral kon namut wéraay ngànnaay fas yéene xeex bi dénk na ko Mame Birame Diouf Younous Diatta. nekkam assemblée nationale man dama jàpp ne tey la ko Sénégalais yi di gën a xam parce que quelqu'un de koo xam te ni nekkam foofu amoon na njëriñ ci askan bi parce que toujours gis nañu ne à chaque fois bu nga xamee ne actualité daan nañ ko nekk biir assemblée nationale am na ci taxawaay yoo xam te ni daanu fës ba daana intéressé même population bi mais ni nga xam ne ni noonu la élection yi tëddee yàlla def demul dina gën a fësal taxawaayam foofu te Sénégalais yi dinañ gën a xam effectivement njëriñam ci assemblée nationale lan la woon foofu yàlla dogal vote bi def nañ ko ci jàmm alhamdulilah mais di déplorer également manque d'efficacité bi nga xam ne ni am na ci organisation élection bi nga xam ne loolu ki ñuy duut baaraam moom mooy ministre intérieur nga xam ne tey moom la waroon vraiment ci problème yi nga xam ne jànkonte nañ ak moom ci durant les élections muy jafe-jafe bi askan bi amoon pour dem voter ji parce que boo seetloo tey remarque bi mooy population yi ñu ci bëri jotuñu dem voter ji ou bien bu ñu demee ak seen récépissé aussi jotuñu voter. lu ñu war a éviter la pour échéance yi di ñëw. tout à fait dañ ko war a éviter parce que droit la boo xam te ni nit ki boo ko xañee droit am rek vraiment xañ nga ko li gën a am solo ci nit ci boppam nit ki war a ko xañ ay droit am donc moo tax ma dama wax ni dañu wax ne day jaadu tey que ministre bi nga xam ne mooy mu organiser woon les élections mu présenter des excuses à l'endroit de ñi nga xam ne ni jotuñu voté ji te mu nekk seen droit boo xam ne dafa waroon ñu dem def ko.
fële ca Touba ñooñu ni wote wuñu ñoom ñoo ko xayma def na nee na ñu juróom-ñeent fukki junni électeur loola waral diggante Touba ak Mbacké andees garab ak ànd suqali Sénégal te ñoom it danañu introduire ab recours ngir ñu annuler vote ba ca yooyee diwaan am yaakaar nag ci tuutekaay bi di conseil constitutionnel dinañ leen topp ca loolee janoo ñu xëyee ko ci ak waaye taskatu xibaar yi Pafar ñi ngi marja la requête enregistrée le 7 août 2017 au greffe du conseil constitutionnel. comme ni ko yeneen coalition yi defee ANDS garab beneen baat bu bees ak ànd suqali Sénégal ñoom déposé nag ab kayit ngir ñu neelal li nga xam ne mooy wotu Touba ak Mbacké yi leen njiiti parti nag jàpp nañ ne constitution bi foofu dañ koo salfaañee. recensé 220 bureaux maanaam ñaar téeméeri bureau ak ñaar fukk wotuwuñ soo ko xayma ngi toll ci juróom-ñeent fukk junni ci ay ñu dëkk Touba woote wuñ ci élection yooyu. conseil constitutionnel la ñuy xaar am nañu ay ndaw yu fa nekk nii déposé nañu recours yi mooy mu jëm ci lépp loo xam ne nii dafay neenal élection yooyu yi xew Touba ak Mbacké wala ñu may ñi nga xam ne yoon may na leen ñu wote ñu may leen ñu wote. lu tollook ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ay bureau de vote mujj ñoo ubbi juróom-ñeent fukki junni ci ay électeurs ñoom tamit wote wuñu loolu war naa tax sax ñu gën a annuler yooyu la élection. wote wuñ te ñu proclamer ay résultats ñu gis ne résultats yooyu dëppawut ak démocratie ndax conditions matérielles yi teguwut ci yoon pour que kenn ku nekk. ci dëkk Touba wala Mbacké nga mën a def yële yoon may. ñaari coalition yi ñoom li ñu gën a bëgg mooy ñu ubbi ab enquête boo xam ne dinañ mën a xam ñan ñoo yàq bureau de vote yi. ndax requête yooyu nañ ko bindee mooy wax nañ li xew mooy ñàkk vote ga ak yàq-yàq yu fa am te ay ñi di ko def te foofu tamit xam nañ ne am nañ yaakaar ne yoon bu jaaree gendarmerie ak police xam nañ danañ def enquête yi ñu nag du baaraam kenn naan ko yow la wala du yow. ñu jàpp ne ak li nga xam ne lii lépp xew na fa ci wàllu manquement ak preuve yi ñu teg ñoom gis nañ ne conseil constitutionnel dina àtte jox leen ndam. ci assemblée bi ñu génn gannaaw jàpp na ni ñoom seenub liggéey jeex na ba kon résultat provisoire yi siiwal nañu ko député defoon professeur Iba Der Thiam daal nay jël kon la ñu ko joxoon ci wàllu ko carburant ak lu jege million ak genn waat ci wàllub salaire am daal di koy delloo nee na kon seenub liggéey jeex na gannaaw élection yu fanweeri fan ci weeru sulet yi benn lettre la bind secrétaire général assemblée nationale Alassane Ba ci leeral. acte la bu jur débat œuvre honorable député bu fukk ak ñaareelu législature professeur Iba Der Thiam ab correspondance la jébbal secrétaire général bu assemblée nationale député sortant bi jébbal leen carte électronique bu ñu mettroon à sa disposition numéro 45 ak reliquat bu toll ci 1,470,000 francs CFA carburant biñ ko joxoon mu di ab geste bi nga xamante ni li ko waral moo di ne mission am jeex na législature bi mu bokkoon daanaka jeex na résultat provisoire yu élection fanweeri fan ci weeru sulet commission nationale de recensement des votes joxe nañ ko di xaarandi nag conseil constitutionnel ab acte bu ñeneen ñi rafetlu donte sax ab benn député bu bokkoon ci fukk ak ñaareelu législature jàpp na ne ab populisme la donte sax moom mi le rafetlu na ko wante jàpp na ne bu fekkente ne def nañu seen liggéey ni mu waree carburant bu ñu leen di jox ci weer bi daanaka sax du yegg wante ak lu mu punti doon daanaka exemple bi professeur Iba Der Thiam joxe na ko ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi waxu yorin wu sell suñu ressources yi. njëfinam ji nag xamante ni moom moo di Moustapha Diakhaté daal na cay yëkki kon ay kàddoom la mu xamle moo di ni def nañ seen liggéey ba mu noppi ndem sax ay mbiri essence ak yooyu des na yaakaarul ni jar na delloo ci assemblée nationale lii la dénk Mame Birame Diouf. assemblée député simple dañ koy jox 350 litres par weer ku ne xam na ni 350 litres député bu def liggéeyam ba mu war a def 350 litres doyu ko. loolu tax man depuis le début de la législature maa ngi xeex pour ñu yokk seen carburant boobu très franchement je crois que loolu mooy benn bi ci des mooy lettre bi secrétaire général bu assemblée nationale la ko bind mais du secrétaire général assemblée nationale la war a bind lettre bi question la war a bind moom la war a delloo état l'essence bi nem da koy delloo bi ci des très sincèrement jàpp naa ne Iba Der soxla muy def loolu di ko siiwal pour nit ñi xam ne nit ku jub la
ay nit a ngi delloo ci alalu réew mi lu ëpp loolu fuuf te kenn du ko yëg. essence dañu la ko jox par mois bu ñu la ko joxee par mois mais bu fekkee même boo ko utilisé wu ci mois bu la neex nga bañ ko delloo parce que yaa ko moom. ma ngoog kon mu doon addu ci jëfu professeur Iba Der Thiam boobee ni ñu leen ko waxee lu jëm ci PUR ñoom gis nañu ni def nañ taxawaay bu am solo ci élection yi ñu génn ba tax na ci seen jano bi ñu seqoon ak waaye taskatu xibaar yi ñoom gis nañ ñu léegi ñoo war a am statut premier parti opposition fii ci Sénégal ci seen ndaje moomu leeral nañu it ni ñoom jamono ji amul benn recours boo xamante ne rek nam nañu koo def ngir di jéem a neenal lu jëm ci yooyee wote Faye Modou Diop ñoo ñu teewaloon ci ndaje ma. jonog waaye taskatu xibaar yi ngir dikkaat ci bilan wab campagne PUR parti de l'unité et du rassemblement ne moo yeyoo njiitub ujjeg politique fii ci mim réew professeur Issa Sall mooy njiit li. ñun ñooy le premier parti au Sénégal ngeen déglu ma bu baax ñooy le premier parti au Sénégal mais benn bi comme ñun ci opposition la ñu bokk dañu nekk le premier parti d'opposition te de constitution bi nous n'avons pas les privilèges on n'en cherche pas, ça ne nous intéresse pas. Mais suñu droit dañ koy foqati on est le premier parti au Sénégal on est le premier parti d'opposition et que le statut d'opposition doit être finalisé. di kat ci doxalinu wooteeg député yi professeur Adouni mbir mi ay njuuj njaaj dong la. ñun li ñuy wax dafa ëpp fraude dañu amul nag terme bu ñuy wax bu ñuy utiliser pour wane ne mascarade la jalgati la. dépassé na fraude entendement mu yow munoo xalaat Sénégal ñu toll fii en 2017 di def élection yoo xam ne c'est extrêmement mal organisé. PUR xalaatul benn yoon dugal ab recours rawatina di topp ci ginnaaw benn parti politique. bu ñu parti buy supporté dañu nekk parti boo xam ne dañ koy redynamiser dem ci joŋante yu mun a amati ñu dem ci redynamiser ko dem ci wante duñ fi nekk naan dañuy ànd ak diw dañuy ànd ak diw dépassé nañ loolu. ñu jël ñeenteeli toogaay ci woote yi laka sa xol jamono ji ca pencub ndawum réew mi mooy ñett yi saytuwaat bépp loi bi ñu woote xool itam doxalinu nguur gi ba lépp ñoŋ ak itam yemale bépp kuréel fii ci mim réew. PUR jëm ci assemblée nationale Khalifa Sall ak coalition taxaw Sénégal ñoom it fas yéene fa dem jamono joo xamante ni moom Khalifa Sall caabi mi ngi ko féetee ginnaaw ndax mën nañu ko installé am déet ci ku xam-xamam màcc ci wàllu ko yoon mu di avocat maître Amadou Ali Kane mën nañ ko installé dëgg ndax ba waxtu wi li ñu koy toppee yoon dëggalu ko présomption d'innocence boobu kon dana ko may ñu installé ko ci assemblée nationale Moustapha Diakhaté jàpp na ne it tëj gi nu ko tëj terewut nañ ko waxee ñu war a mën a tudd turam ci assemblée Mame Birame Diouf Thierno Laurent Mendy. moo xam ñu bàyyi ko mbala mu des ca prison maanaam bu dee kon ci jour installation bi teewul ci assemblée nationale présomption d'innocence dina may Khalifa Sall ñu mun kaa samp doon député bu dee sax ba léegi amagul immunité parlementaire maître Amadou Ali Kane di ko xamle. normalement war nañ ko mën a fal mu nekk député parce que déjà dañ ko élire ñun ñoo ko tabb benn ñaareel bi moom ay tuuma rek moo tegu ci ndoddam jamono bii ni ñuy wax kenn atteegu ko wax ni tuuma yooyu firndewu na. bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Diakhaté Khalifa Sall poste député mënu ko ñàkk jamono ji ndax amul lenn lu koy tere. du ci règlement intérieur du ci constitution bu Sénégal du ci assemblée di doxe ab député mën na bañ a ñëw bu ñuy installer la nouvelle législature loolu ñu koy wax dañ koy wax pour lëndëmal xelu nit ñi dañ koy wax pour wax lu dul dëgg pour sos. son problème bu ko neexee bañ a ñëw y a des députés qui ne sont pas en prison et qui ne viennent jamais à l'assemblée kenn dàqu leen. caution naam moom Khalifa Sall war na kaa joxe ngir génn ca prison waaye avocat bi yokk ci it yeneen yoon yoo xam ne nii mën na fa jaar ngir génn sukkandiku ci ay dispositions ci constitution bi ak ci code de procédure pénale. bureau assemblée bu ko neexee am na sañ-sañ bind wax ni dafa bëgg ñu dakkal topp bi ñu lay topp wala jàpp bi ñu la jàpp donc tey jii nii yoon may na loolu bureau assemblée bi nga xam ne moo nar a toog bu nu toogee ci wàllu yoon mën nañ ko def est-ce que dinañ ko def nag ngir politique wala duñ ko def ngir politique loolu beneen waxtaan la. bu weesoo loolu moom Khalifa am na encore yeneen bunt yoo xamante ne mën na tax mu génn bi ci jiitu mooy mu verser caution su loolu weesoo bulletin de santé aussi dossier médical mën na tax ku ñu tëj kaso génn mën na nekk aussi génn mën na am aussi ci li ñuy wax contestation sérieuse maanaam kii daal
liñ ko tuumaal warul mën a nekk ndaxte fi ay firnde am na yoo xam ne yu wane ne mënul nekk. Khalifa Sall ñu tabb ko mu doon député amoon nag leen li gàllankoor ñu installé ko ci postam googee bu ñu sukkandikoo ci suñu interlocuteurs yi. réseaux sociaux yi ak nit ñi ni nga xamante ni moom lañu koy jëfandikoo di ca wax kàddu yu tegginiwul ak di yàq deru jàmbur yi magistrat Papa Sane Touré jàpp na ne ci wàllu woowu responsabilité yi faaw ñu séddoo ko bu weesoo daan yi nga xamante ni yoon tëral na ko gis na ni wax nañu gën a ñaaxat askan wi ci li nga xamante ni moom moo leen mën a fekk ci xeeti doxalin yooyu moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi ba mu génnee àdduna ci micro Fatou Kiné Dem. premier responsable mooy ki nga xamante ne moom moo wax ji ki nga xamante ne moo publier l'information tamit kooku boo xoolee am na ci responsabilité moom la ñuy wax l'éditeur mën na nekk diffamation mën na nekk injure saaga yooyu yëpp yoon daf koy tere te yoon boo xoolee peine yi mu ci prévoir dem na benn atu kaso ba juróom-ñaari atu kaso war nañu mën a yar nit ñi ci réseau yi ba ñu xam réseau yi ban danger lay am maanaam tey yan danger moo am ci internet loolu nit ñi war nañ ko xam da nga gis koo xam ne day am comptam di envoyer ay message waaye ni muy fonctionner moom xamu ko te loolu mën na indi ay problème ba mën a yegg ci yoon. juge Papa Sane Touré doonoon gan gi kon ci xibaaru digg bëccëg bi ñàkkuk karange ci cité El Hadji Malick Sy fii ci Wakam kër yu bari saay-saay jaar fa ne nañ nag insécurité boobee ak ay cambriolage ñu ngi koy dund mu gën a tar ci juróom-benn weer yi délégué de quartier ba Oumar Gueye xam le ni kon saay-saay yi waxtu wa ñu taamu moo di guddi gi kon la ñu fay faral di jaar ngir def seen ñombe yooyu suñuy reporter doxantu fa gise fak ñenn ci ñoom Aïssatou Paye ak Joseph Dacosta ñu fa demoon. ñi dëkk nag cité El Hadji Malick Sy sa Wakam fi mu nekk ni si njàkkare ak jaaxle la ñu nekk seen ay kër yu bari ñu dajji ko am lu ñu fa yóbbu kii nag moom dëkk foofu bokk na ci ñi nga xamante ne jëye googu dal na leen. benn xeer bu rëy dañ ko ba ma seen ko ci oto bi nekkate am na waaju fa jaar. toj vitre arrière avant wu sama oto soxna jël benn sac bu ci nekkoon sac bi nag amoon na benn bijou ak xaalis donc cas yooyu nag mu ngi fi bëgg a xaw a bare waaw presque kër yooyu fii xam nga c'est une zone encore en construction kër yu bëri daal gaañi gane si nañ leen waaw am luñ fa yóbbu. monsieur Samb nag moom jaaxle na loolu moom itam këram am na luñ fa yóbbu. sama jabar liggéey ji man ma liggéey ji biñ demee fanaane ji moom bi moo ñëw fekk ñu jël écran plat bi bon bi ma waa si guddi bi wax peut-être ay 4 heures du matin yooyu man nag bi ma ñëwee laa xool xam nga sama patio bi dafa vidoon dafa ma fa dara quoi amul woon sécurité alors que foofu lañ jaar dugg foofu jël kii bi dem voilà koñ bi daal ni ma ko mën a waxee amul sécurité quoi parce que amul lumière amul dara pour mu leer moom il faut que ñu jël suñu lumière wu kër pour que koñ bi mën a leer voilà l'autre jour gis naa maire bi ñëw na fi expliqué naa ko wax naa ko lépp le maire de Ouakam wax nañ ko mu ne dina si jël en charge mu jéem ñu toppatoo pour defar pour am lumière. naam maire de Ouakam jaar na fa ba am lu mu digle délégué de quartier bi moom mi ngi woote wàllu ci autorité yi. sàcc gi nag bari na saisir nañu gendarmerie bu Ouakam mu ngi def liggéeyam am na une piste bu dégagé. ñu ngi lancer un appel au ministère de l'Intérieur au directeur de la sécurité publique vraiment ñu assister ñu fii dañu sonn population yi nag lancé nañ benn cri de cœur bu ñu amul benn assistance ñoom dinañ fajal seen bopp. ay téléviseur ay ordinateur ay bijoux lépp ñu yóbbu ko kër yu bëri ñu dajji ko mu nekk njàkkare tiis ak traumatisme bu mag mu mel ne nag li ñuy wax insécurité mi ngi woy foofule ca Wakam ci kàddu ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk.
bari kon yeneen i kër yu ñu laal foofe Aïssatou Paye gisee ci rek ak ñenn ñi foofe waaye ñàkku karange gi tar na ca kon boori Wakaam yooyu brigade bu gendarmerie xam ne ni teg na loxo benn kon ci ñi amal càcc googu l'enquête bi kon ñu ngi koy wéyal du ñàkk yeneen i xibaar jib ci ay na quoi jàppoo ñoom daal di yëkki seen i kàddu tabaski nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal lu yees weer des ci nee nañ ñu ko dundee woon ci korite gi yokkuk njëkk yu mitti ci yenn produit yoo xamante ni sax du produit de qualité loole nag bi yoon danañu ci taxaw ba kon du demee noonu ñuy sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllu élevage mu yombal dugg sik jur gi ci biir réew mi président yu naa ko jàppoo doon addu ci jano bu ñu doon seq ak waaye taskatu xibaar yi di waajalit seen gala de l'entreprise ñu teelu kon kaddu yi Cheikh Cissé ci micro Cheikh Hassana Fall caméra Thierno Laurent Mendy. daara de premier ministre li ci xam ne moom la ñu gën a soxla ci bis boobu mooy pomme de terre ak oignon waxtaan nañ ak directeur de commerce intérieur ak direction bi nga xam ne mooy ARM mooy régulier prix yi ci Sénégal. daara de premier ministre daara du ci manqué quant à affaire u xar yi ñu ngi remercier ministre de l'élevage parce que depuis mu ñëw ci tettu ministère boobu vraiment kenn mënul wax ne pénurie am na ci xar mi ngi ciy def lu man mais ñu ngi ñaan Sénégalais yi li am ci daara de première nécessité ñu di ko béy fii ci Sénégal ñuy ñaan Sénégalais yi aussi ñu jëm ñoom it ci yar parce que lépp looy consommé ki sa réew te muy jege ci bitim réew bis mën naa jot ni nga ko bëggee doo ko ne amee. Université Cheikh Anta Diop la ñuy wutali ak examen second semestre yi ca faculté sciences et techniques foofee waa premier cycle ñoom jamono ji ñu ngi composé xamante ni moom la ñu dénk wàllu examen yooyu xam le ni gàtt 14 août lépp lu di fa wàllu examen ci boobee cycle kon danañu ko boucler Aminata Mbaré Sow Abdoulaye Diallo ñu fa xëyoon. ci amphithéâtre yëpp ay étudiants yu sëgg ci seeni copie fii ci faculté des sciences et techniques ndongo yi ñu ngi leen di saytu ci examen second semestre yi. ren moom tarfakala daal lépp jaar na yoon jàng nañ jàng bu normal amul grève prof yi daanaka grève bu ñu élèves yi ñoo doon grève pour ay affaire bourse mais jàng nañ daal jàng bu normal. non maa ngi réviser atomistique li ma war a def si ngoon nii moom laa war a examen si ngoon. semestre bi commencé na. te instant tey moo nekk suñu deuxième bés ñoo koy def normalement daal. waaw sànq nii lañ pare examen deuxième semestre bi quoi. ñu jàpp ne atum ren am na amélioration ci organisation examen yi buñ ko méngaleek at yu passé. les autres yeneen at yi dañu daan amee perturbation yu bëre comme su mel ni daaw mais ren am na amélioration yu bëre parce que tout simplement. amul jotu ñoo am grève yi bëre depuis premier semestre bi lépp lu ñu jot a programmé def nañ ko jot nañoo jeexal sa suñu programme quasiment ci matière yi. mu mel ni que année universitaire bi daal dinay jeex ci yenn ci étudiants yi nekk premier cycle waaye ci octobre ñenn ci ñoom daañu ñëwaat ngir defaat examen rattrapage. daaw heure bi fekkul ñu def deuxième semestre daaw heure bi dañoo boucler cours premier semestre yi rek deuxième semestre bi ñu ngi ko def octobre mais ren deuxième semestre bi def nañ ko avant fermeture campus social bi quoi ren moom l'année on peut dire que c'est normal. ñu jàpp ne atum ren grève bëriwul ci seen faculté boobu looloo tax ñu mën a amal calendrier examen yi ci ni mu waree. Aminata Mbaré Sow gannaaw njàng mi tàggat yaram ak benn accord de partenariat bu ñu signé diggante UFOA Union des fédérations ouest africaines ak chaîne américaine bi di Fox Sport daan nay toll ci $2 millions ci dollars yoo xamante ni jagleel nañ ko zone A ak B ki ci ndey leeral maître Augustin Senghor kon la ñu cay déglu ci micro Abi Faye caméra Pape Sangone Mbaye. Fox ak UFOA ak B ñoom ñooy jël en charge totalement équipe yi nga xam ne ñoo koy séq. bu weesoo loolu tamit seen programme nga xam ne contrat bi at bu nekk Fox dina si dugal lu toll ci $2 millions dina may ñu organiser yeneen tournoi xale tournoi jigéen ak aussi ay formation yu jëm ci entraîneurs yi ci arbitres yi ci médecins yi ak ci administratif football yi suñu dëkku zone yi mais aussi tam ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu presse loolu yëpp pour gën a eesal football bi si suñu zone ñu gën a mën a dirante mbagga ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ràññee si yeneen continent yi comme zone yi Afrique australe maanaam Afrique du Sud ak yooyu parce que ñoom ba léegi leen mayoon doole mooy dañu lëkkaloo woon ak chaîne télé yi nga xam ne dañoo am doole fële ci Afrique du Sud léegi ñun ak Fox nga xam ne mooy chaîne télé bi gën a rëy si àddina xam nañu ne ñoo jiitu woon ci wàllu football fii suñu zone ci Afrique mais dinañu gën a jiitu gëm naa sax ne dañ fa dem ba nga xam ne dañu mun dirante mbagg ak dëkk yi nga xam ne mooy dëkku Europe yi.
2 millions de dollars kon ngir zone A ak B financement boobee soxal waajtaay tournoi ba ñu amal ca Ghana diggante juróom-ñeent fan jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sattumbar fii kon la ñu yem ak yéen mbokk yi ci xibaaru ngoon gi rédaction bi incha allah dina dellu si ci simili yu néew bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon ak Léa Soukeyna Ndiaye gërëm leen bu baax ba ca kanam tuuti.